am na nu muy yége nit di ko yége ku ko sopp di ko yége ku ko sédd te ba mu koy def booba jàkk amagul monastère amagul synagogue amagul kon nag inna asxaabal kahfi war raqimi kaanu min ayatina ajaba bu ko defee kon nag comme xamadi googu la yàlla bëggoon saafaram ci la yónnee yonent yi commencé ca aadama ñuy ñëw rek pour dindi xamadi googu parce que bu dul loolu nan la ñuy mën a waxe yonent yi yàlla am nga xam ni bu ñu waxee par le désordre mën nañu compter 120 000 prophètes yu yàlla yónni mais bu ñu waxee par ordre li ñuy mën a nangu mooy lu mat ñaar fukki yonent ak juróom yi yàlla tudd ci biir alquran mais ci biir ñaar fukki yonent yooyu ak juróom ñett ci yor diine yii wéy ba abadan Muusa yàlla yónni ko al yahudiya muy judaïsme Isa muy Jésus Christ yàlla yónni ko an nasraniya muy le christianisme ak Muhammad yàlla yónni ko al islam donc c'est l'islam ñett yi ñoo yore symbole yi yàlla di nangu officiellement pour que lu ko nit di rendre ti mu jaar ko ci ñett yooyu donc li ma leen wax ni ay télécentre par excellence lañu ñoom temple yi ëpp nañu li ñu leen tudde te mooy lieu de culte ëpp nañ ko mais ay télécentre par excellence la parce que nit dafa am émigré bu nekk ci moom ngeen xam ni kan du yéen rek kay émigré yàgg na nit mu ngi yore émigré bu nekk ci moom bu ñuy wax roox dëkku fii territoire u jaamur la territoire u yaram la c'est la matière kon esprit bu fi ñëwee mais émigré la comme nag dafa bàyyi moom sa demeure originelle ñëw fii mais moom dafa am régiment bu mu bokk moom ruux comme jamono bu nekk régiment ba mu bokk war nañu yëg parce que il est en résidence surveillée il est en résidence surveillée parce que dëkku fi moo tax j'ai bien aimé bi ñuy nekk ndongo nekk ca daara ja ca Tiwaawoon am fa sunu benn waajur bu ñuy wax Amadou Diallo kana xam ngeen ko bu koor masan jot pour mu war a nodd bu jëkk pour nit ñi jóg xëdd bu noddee ba noppi def naan jóg leen waaj ngay dégg nag écho bi ci fajar gi baat bi dem fu ne mu naan jóg leen waaj fii dëkkuñu fi dañu fiy jóg waaw jóg leen waaj donc benn expression bu nga xam ni dafa des ci man parce que loolu mooy dëgg parce que roox dëkku fi donc bàyyi lañ ko defal pour mu mën fi dëkk ci biir yaram bi dafay fay location dafa am impôt bu muy fay impôt bi mooy julli ok ku amee location nag waxtu wi nga war a joxewuloo ko looy xew ay mise en demeure doo am et voilà moo tax roox nag moom itam loolu ci lay fayee bàyyi biñ ko jox ba noppi il n'est pas libre en résidence surveillée la nekk moo tax kon nag jàkk yi nekkul un simple lieu de culte mais c'est des télécentres
par excellence pour faciliter la communication entre les cieux. Ok, waaye immigration ya nekk ca kaw ku fa génn ñu xam kañ nga fa génn ak foo nekk ñoo koy surveiller. moo tax bu waxtu wi jotee ñu def rappel am ku ñëwul fa waylun lil musallin waaw fa waylun lil musallin alladina hum an salatihim saahun fi lwaqt saahun fi lmakan saahun fi llibas saahun fi lada saahun fi kulli shay. moo tax am na ñuy wax aaya yi mais firi wuñ ko de dañuy tappale rek. saahun yàlla nga commencé foofu yàlla commencé ñuy bind charge yi ban ak ban mu ni waxtu bi matalul waxtu bi ñu bind boobu mu ne ak ban mu ni barab bi mu ko defee yelloowul ak julli gi ñu bind boobu ñu ni col gi mu sol yelloowul ak kuy màggal sa boroom ñu bind boobu ñu ni defin bi comportement bi mu waroon am ci julli gi condition yi war a réunirul ñu bind charge boobu bu ñeenteel bi mooy répercussion bi julli bi waroon def ci moom te mooy mu ormal ñi mu bokkal penc mi sédd leen li mu leen war a sédd ñu xam ni ñu ay bokkam kenn yëgu ci boobu rol bu mujj boobu nag moo gën metti yàlla moo tax moom la tudd mooy wa yamnauna al maun. moo tax jaamu yàlla boo gis moo xam bu yàlla wax jullit la wala mu wax ko juif wala mu wax ko chrétien buy tudd jaam bi rek di ca teg valeur yi tax jaamu bi am sens. parce que bu comportement bi ñëwul nit ki personnalité bi lay jaamoo yàlla mais du personne bi la koy jaamoo. moo tax bu yàlla gisul yooyu moo tax gis nga yéen a ngi doon dox fii léegi yor ay sachet pour ñi bëgg a sànni ay kayitu tàngal ñu bëgg a sànni ay kayitu chingom ndax propreté am na foofa yàlla julli boo xam ni déchet la du bàyyi ñu indi ko biir këram te poubelle ba la jëm. waaw malaaka yi dañuy ñëw bu ñuy ñëwee bii ban la ñu xool ko qualité bi baaxul ca poubelle ba parce que saahun waylun mooy baatu waylun ji. bu tax kon seen góor gi baat bi mu leen waxoon foofu nga koy nangu si la prière cesse d'être sacralisation de nos actes quotidiens, malheur à ceux qui par ignorance en deviennent les victimes. Car la prière est à l'âme ce que l'engrais est à la surface du sol. Ou il l'améliore ou il l'écrase. C'est une question de dosage. waaw mu ni julli ni engrais di def gàncax ci suuf mën a yokk gàncax gi fexe ba doom yi gën a am solo mu ni julli loolu lay jariñ ruux pour moom itam li muy def duuf. xamuloo ni li ñu naan un grand homme agit toujours avec grandeur mais un grand homme c'est tout le monde. il ne s'agit pas ñu naan kii doomu sëriñ bi la wala kii doomu waliyu la déedéet bu ci sa jom yeggee rek un grand homme agit toujours avec grandeur. boo amee jom même bu kenn xamul kuy sa baay wala kuy sa yaay nga am jom am koo xam ni baayam ñëpp dañ ko yaakaar te amul jom it nga romb ko. moo tax nag engrais bi noonu muy def plante yi ba mu am beneen rendement bu ëpp doole noonu lay def julli di def ruux bi pour bien yi nit kiy def ak waa penc mi moom it nekk qualité.
loolu lañ koy doyee moo tax ku ni yàlla mu ma gisul nu mu koy jaamoo yàlla ni la ma mais il ne s'agit pas que ngeen gis ma soog a jaamu fekk li ngeen di jaamu ma di leen fay rek ma di leen fay et puis c'est tout mais fay bi nu muy demee yàlla fay bi defu ko chèque bu mu lay bindal nii nga naan da ngay dem banque mais ku julli mu jaar yoon rek boo génnee gis ko ku woor mu jaar yoon boo génnee gis ko ku saraxe wala nga génne azaka mu jaar yoon boo génnee gis ko ku dem Makka mu jaar yoon boo génnee gis ko ku aj Makka ngeen baal ma baat bi aj Makka ak dem Makka du benn ñi dem Makka ñoo bari mais ñi aj Makka barewul waaw mais fay gi la yàllay fay boo jullee noo koy xamee yaa ngi koy xame ci boo demee ba liñ la ni aayul sax nga di ko wattu waaw fekk engrais baa ngi dugg ci ruux bi waxin la julli gi di am qualité ni ñuy xamee ni mu ngi lay servir mooy nga dem ba liñ la ni aayul sax nga di ko bàyyi ndax bañ a dem ci li aay waaw sauf immunité ñoon xëy na immunité ay parlementaire la ñu xam immunité présidentielle immunité diplomatique mais yeneen xasaana am na mais ça c'est autre chose xaalisatan laka min dunil muminin waaw mais ci biir loolu julli gi li ñuy xamee ni amal na la njariñ mooy nga dem ba li aayul sax nga di ko wattu waxatuma la ak li aay azaka ji ak saraxe bi li ñuy xamee ni jaar na yoon te servir na mooy gis nga bakkanu doomu aadama waxuma bakkan bii mais an nafs moo tax ñuy wax dund gi bakkan boobu dafa am ay xomaag yuy tegu ci kawam te xomaag yooyu dafay dem ba wàllaale xol parce que nafs ci xol la ne xam nga moo tax xol garaaw parce que yiñ dul gis yépp ci xol lañu leen denc